bu mu la ko di tënkal mooy booloo. loolu nag moo leen tax a jóg ginnaaw yàlla ñu bëgg a defar dëkk bi. ku ñëw ñu dagg ndawal ñu def ko ay saam. ndawal kat daa neex a lekk daggat ba mu yëg nga defar marine toog jox say gone am déet. beneen bi mooy liggéey. bon Sage moom c'est réalisation ku fi toog di ko wax tamit doo pare. def nañ ci ñun loo xam ne nii man yaakaaruma ko sax woon. bi ci des mooy jëriñ. Gossas ne sera que ce que les Gossasois en feront. jàkk bu ndaw bu nekkoon fii ci koñ bi bu ndaw. bi ñu fi def néegum ñax booba xamuñu woon sax ne jumaa dina am. mboolem imam yëpp rafetlu nañ ko. def politique lu am solo la bu fekkente ne dafa lalu ci li indi saafara ci jafe-jafe askan bi loolu la ay doomu Gossas xam ba tax ñu sos kuréel guy yëngu ci wàllu politique ak wàllu citoyenneté tuddee ko SAGE di synergie alternative pour un Gossas émergent maanaam booloo boole seen doole indi xel ak xalaat bu yees bu wuuteeg li fi ne ngir jëmale Gossas kanam. ba ñu ko sosee ci weeru mars atum 2013 ba nëga ni SAGE musul jóg di teg ay jéego ngir indi ay saafara ci jafe-jafe askan wi mbooleem yëngu-yëngu yi muy amal ci département bu Gossas mi ngi ko lal ci cëslaay bu leer. en réalité ñu ngi ko créé en mars 2013 mu nekkoon ay doomu Gossas yoo xamante ni si dañoo ànd mu am ay góor ay jigéen ay mag ak ay ndaw. gannaaw ba ñu defee benn seetlu boo xamante ni si def am nañ ko muy dëkk bi ni nga xamante ni si moom lañ ko yore woon ak noonu la doon doxee desoon na vraiment convaincre leen parce que jamono yooyu ay problème bëri woon nañ ci dëkk ba des fois ñu ne la am na 5 millions boo xam ne par exemple en 2010 5 millions boo xam ne dañ ko jagle woon wàllu culture ñu génne ko ci trésor bi ba pare utiliser wuñ ko defuñ ci benn activité culturelle. beneen affaire bi ma la ci mën a jox exemple également mooy makkaan moomu nekk biir monument te ñu tuddee ko théâtre de verdure aussi ñu defare woon ko ñu ne 27 millions lañ ko defaree te boo ko gisee mu nekk benn genre makkaan moo xam ne dañ ko xadd bi ay zinc la donc ak yeneen i doxalin yoo xamante ni si moo taxoon nit ñi nii vraiment Gossas ak turam Gossas ak dayoom Gossas ak tolluwaayam ak ni mu nekk célébé yoon ak doom yi nga xamante ni si yàlla def na mu meññ leen war na mën a weesu fii ci loolu ay doomu Gossas donc àndoon ni ñoom dañu bëgg a ñëw def am benn taxawaay boo xam ne day nekk taxawaay bu mucc ayib pour jàppale seen dëkk jëriñ seen dëkk ba vraiment fépp foo xamante ni si toog nañ fa di lim dëkk bu jëm ci kanam ñu boole ci Gossas wala Gossas nekk ci xelu ñooñu di ko lim. mu nekkoon nag aussi ànd boo xam ne bañ ko nasee ba pare dañ cee wootee bépp doomu Gossas ak fu mu mën di nekk moo xam biir Gossas moo xam ci biti te yàlla def xam-xamam ak ci fànn bu mën di nekk ak xereñam ci fànn bu mën di nekk ak aussi pas-pasam ak xelam mu rafet ñu mën a ànd booloo takkatoo pour mën a vraiment jëriñ suñu dëkk jëlee ko ci situation yooyu mu nekk yóbbu ko ci situation yoo xamante ni si yu mucc ayib lay nekk. yemuñu rek ci woote ba aussi dañoo dox suñuy tànk également jëm dugg ci biir kër yi waxtaan ak kilifa diine yi waxtaan ak kilifa aada yi wax saafonte ak population bi donc ñoom ñëpp ñu woo leen ci donc en réalité loolu moo waroon en 2014 SAGE taxawoon. synergie alternative pour un Gossas émergent di SAGE tënku ci lépp luy indi saafara ci jafe-jafe askan wi. ginnaaw projet yi muy amal ci département bu Gossas SAGE mi ngi wéy di jege askan wi ngir dimbali leen ci wàllu wér-gi-yaram wàllu jàng ak jàngale wàllu mbay wàllu diine wàllu bonne gouvernance ak formation ci wàllu wér-gi-yaram SAGE amal nañu bu yàggul dara ay journée de consultation gratuite ngir dimbali askan wi ba ñu mën a faju may na itam ay jumtuwaay yu am solo ay doomu Gossas ngir yombal seen dem ak seen dikk. wax dëgg yàlla indi woon nañ fi ay beeke indi fi ay kaan indi fi ay médecin yuy faj di fi may ay moustiquaire yooyu yëpp indi nañ ko def ko ci dëkk bi lu ne daal def nañ ko ci lu ne def nañ ko ci dëkk bi pour dëkk bi avancer ñoom moom lañu bëgg pour lu yóbbu dëkk bi kanam ndax ñoom dañoo yëkkati ndoo daandeelu amul kii moo jiitu amul kii jiitu ñoom ñëpp ñoo ànd lu kenn wax loolu la ñëpp wax
action bu rafet ñu ngi ko fiy def ndax biñ fi ñëwee indi fi ay pousse-pousse may nañ ma pousse-pousse maa ngi ciy dox samay soxla indi fi ay kaan may ko ay paa yoo xam ne mënuñoo dox indi fi ay bekke may ko ay paa indi ay moustiquaire joxe ko indi ay médecins yi doon faj ndax mënoon nañ ne ku ci nekk sa garaat bu foor nga am du ma lijjanti Gossas man dañuy taal seeni oto di ñëw man nag yéeg nañ ma safoo nañ ma faale nañ ma te damaa bëgg waa Gossas it muy jigéen muy góor muy mag muy xale nañu jàppale seeni doom te ñu xool ni xippi seen bët yi xool ñu bañ a nelaw ñu xool seen bët ndax ëllëg moo tax waaw. ni mu koy defee ci feet bu ne rawatina feetu jullit yi Sage ànd na ceeg askan wi ngir dimbali leen muy korité wala tam xarit Sage dafay jënd ay nag may ko askan wi ba ñu mën a am ndawal loolee ñi koy jëfandikoo wane ci mbégte bu amul àpp. bari na ay nag yoo xam ne dañ ñu ko doon jox man mii maa ko doon liggéey personnellement am na maa ko doon liggéey su ma ko liggéey ba pare def ko ay saam jox ko jullit ci yàlla yi vraiment mosuñu ci am benn problème daanaka carte bi yëpp lañ doon jox ndawal dëkk bi yëpp sax dañ leen doon jox ndawal macha allah ku ñëw ñu dagg ndawal ñu def ko ay saam ay danoon lal ay saako ay der lépp maanaam def ko ay saam kenn ku si nekk ñu jox la ab saam loolu lañ doon liggéey nag yooyu. wax dëgg yàlla waa dëkk bi tamit di leen sant bu baax parce que loolu am solo la ndax def ngir yàlla surtout nag si wàllu woowu lu am solo la vraiment dëkk bi yëpp koo wax ñu ne ñooñu dañ leen di ñaanal yàlla xam naa bu ñëpp meloon ñoom dem maanaam jafe-jafe yu bëri dina dañ ci réew mi yàlla na yàlla gën leen jàppale. ndawal loolu yi ñëw dama caa kontaan lool ndax loolee bu leen neexoon ba mu neex ki nga dendal mën na ko lekk si du ma ko yëg ndawal kat daa neex a lekk. daggat ba mu yëg nga defar marine togg jox say gone am déet koo ca xajal da ngaa baax rek waaye boo baaxutoon du ko mos lu guddi gone gee nee na ma konk ma ne ko kanam sama séeri mu ne waa ñu nuyoo lii ka dama ko doon joxe te du ma ko joxe wàcc la ndax yaa ngi ci biir ma jël gone moom buy liggéey ci dëkk lu baax mu tax ko jóg mu di ko doxee ka waxe yow miy mag ànd caag moom te yor sa kurus di leen ñaanal yàlla jàppale leen man de maa ngi seen ginnaaw tey ba ëllëg xam naa ne ginnaaw ba yàlla bi yonent bi tiituma dara jàquma dara ndax yéen xam naa ne sama xel dal na tant que maa ngi leen di gis rek sama xel dal na ndax lii ngeen taxaw di ko liggéey daal ci dëkk bi kontaan naa ci bu baax a baax. naam faluñu ñu waaye li nga xam ne nekkoon na ay engagement yoo xam ne dañoo ne woon buñ ñu falee lañ koy mën a def wala lañ koy nam a def même bu fekkente ni faluwuñ suñu xel ak suñu xalaat ak suñu xamee. ak suñu takkatoo war nañu mën a permettre ñu xool li nga xamante ni si war nañ ko ci mën a def ñu def ko ci donc ci wàllu woowu ci la ñu bi ñu génne 2014 presque Sage boo dee xool dafa transformé wu de mouvement politique en un mouvement de développement par rapport ak ay réalisations ñu commencé ak suñuy partenaires di xool li nga xamante ni ci wàllu santé xam ni cher na nit day feebar sax au lieu mu dem hôpital boo xefee day préféré toog këram ndax bu fa demee xam na la mu fay fekk ci wàllu cherté ñu indi ay médecins yu qualifiés à Gossas def benn caravane médicale boo xam ne département bi yëpp la jaar bi loolu jóge kii tamit yemuñu fa defaat nañ fa yeneen caravane yoo xam ne naam ci commune bi lay yem waaye ñett ba ñeenti caravane médicale def nañ ko fa pour jàppale population bi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu santé ci wàllu agriculture aussi liñ ci def gannaaw bañ fi njëkkee initier li nga xamante si moom ay mbayi table pour jàppale li nga xamante si mooy suñu jigéen ñi ak suñu ndaw ñi pour au moins ñu mën a am ay culture de contre-saison ak un partenaire boo xam ne ci loolu lay yëngatu aussi dañ fa duggalaat ak beneen partenaire boo xamante ni si moom ci wàllu soppar ñi li nga xamante ni si moom mooy suñu produit yi nga xam ne suñu kii nga xam ne meññeef yi nga xam ne mooy am Gossas moo xam dugub la moo xam gerte la moo xam leneen loolu moo indi les kiosques la nga xamante ni si ci lañ doon soppar ñee dugub bi nga xam ne ñu installé ci ñaar ak Gossas. jàngal nit ki ni muy nappe moo gën di ko may jën saa su ne loolee lu Sage xam la ba waral mu jox wàllu formation gëdd bu am solo ci yëngu-yëngu yi muy amal fii ci Gossas ci bu yàggul dara Sage amal na fi ab liifantu bu mu may ndaw ñi ngir yokk seen xam-xam ci wàllu leadership ak contrôle citoyen muy formation bu dimbale lool ndaw ñi ngir ñu mën a waajal seen ëllëg amit taxawaay bi war ngir bokk ci li jëmale Gossas kanam
tey jii tax na ma am benn courage wala benn pas-pas boo xamante ni mbébét naa ko wala yaakaar naa ni ëllëg ci biir man loolu dinaa ko war a ne wala dinaa ko war a mën a nekk en fait jàppale na ma fa ci lu bëri parce que j'ai fait la formation professionnelle et surtout en leadership personnel def naa ko fa te jàppale na ma. dugg na ci domaine de l'élevage ay aviculture nan la ñuy gérer suñ projet tey jii nii man su ma doon dugg ci wàllum élevage yooyu du ma am yenn difficultés yi du ma ko am ndax formation bi jëlee naa si loo xam ne nii bu ma amee samay moyen bopp mën naa see dugg génn si te du ma am benn problème. dañ ne c'est un comment dire, c'est une synergie alternative pour un Gossas émergent mais moi je dirais c'est pour un Sénégal émergent parce que li ñuy def nii defaluñ ko Gossas kese defaluñ ko askanu Gossas kese mais dañ ko defal askanu Sénégal ci boppam lañ ko defal parce que ñi actuellement ñi ngi def liggéey bu rafet te yaakaar naa ni ñëpp war nañoo roy ci ñoom. def nañ ci ñun loo xam ne nii man yaakaaruma ko sax woon te en plus ñoom ay jeunes lañ yu engagé ñu ñuy motiver tamit en même temps mais message bi ma leen di lancer de plus su fekkente ne ñu amaan nañ yeneen stage de formation ñu mën cee jàppale jeunes yi su fekkee yàlla may na leen yenn fonds yi tamit ba mën a li yenn projet yi ñu jàppale ki jeunes yi ndax instant yi jeunes yëpp dañoo soxla liggéey. gannaaw ba mu seddalee xolu ndaw ñi Sage dalal na itam xelu mag ñi mbooleem ndaw yi bokk ci kuréel gi nekk nañu tey ay royuwaay ci askan wi ba ñu juddoo ba léegi kenn ci ñoom musuta teg ay jéego yu tax loxo di dar gémmiñ. xam naa ci ñoom yar bu doy jox mag cër mën a dimbale aussi mag ci liñ mën ak ci li ñu am nangu dañ ko séddoog nit ñi ak seeni dëkkandoo dimbale ko mag da nga nekk mag romb leen doy wari dara mu nuyu la nga xool solo fekk muy ab junni da nga dox toog mu yàgg ñëw fekk sa kër ñoon di fa gros suukar ñu ne moo la ko yónnee li ñuy xëy di gonte nangu nañ ko bokk seeni mbokk et c'est ça qui est important parce que ñun ci dëkk yi nekk dëkk yu ndaw yi comme mel ni Gossas ndaw na nii rek ci superficie mais ndaw rëy na ci histoire xale yi ñoom bëgg nañ seen dëkk kenn ku ci tabaxul ab terrasse rek tabax nga R+1 mbaa R+2 li nga am yi ñu ngi ko indi ci dëkk bi weeru deewu ne da ngeen gis ci dëkk bi li nga am gus néew ñoo bokkoo ko waa dëkk door delluwaat liggéey yi bon ñoom defoon Ndakaaru dëkkukaay comme ñu bari bu ñu xasee ba cekk rek def Ndakaaru dëkkukaay ñoom fii seen dëkkukaay parce que ku nekk def na makkaan moo xam ne ay millions la jar te boo ko mënoon ko def Ndakaar ñu def ko ci dëkk bi bon loolu mën naa leen ko témoigner parce que xam naa ñoom ñu bari ci ñoom xam naa seen makkaan dem naa gis seen makkaan gis naa ni ñu mel ak seen famille aussi bon ñu ay xale yu baax di dimbali dëkk bi ci lu ne nag commencé ko ci l'islam gi jàkk ji may jullee te mu nekk fii environ à 100 mètres après ci sama kër mu jàkka Njaayeen barak bu ndaw la woon zeng tey bu nekkee terrasse bu rafet jàkk joo xam ne mën na koo ne fu ne ak ay tap yu rafet am sax li ñuy wax abreuvoir am na fa kii pour xale yi bokk boo ne ndox mu sedd ak bu tàng boo la neex nga naan am lépp am fa am morgue am ay toilettes am lépp ba nga xam daal mën nañ ko wane comme jàkk yi nekk ci yeneen dëkk yi te loolu yëpp bu ñu amee xale yi ak seen dugg-dugg ak seen cawarte ak seen bëgg seen réew moo tax ñu def ko fi bu doon benn ñu mën a wax mais boo génnee ci dëkk da nga gis boo demee ba ci kanam tuuti jaxaw am na fa nga dem ci dàngu ca kaw am na fa nga dem ci village yi gën a jege sax xale yi utal nañ leen ay makkaan yu mel noonu te yemuñu foofu bu dee koor dinañ indi ay suukar koor fekk néew si doole yu mel ni man ñu jox leen ko bu ne tam xarit danañ ut seen nag rey ko def ko ay nar di ko jox ñi nga xam ne néew si doole lañ tabaski c'est la même chose am na ñoo xam ne ñu la jëndal tabaski seet ñu ku mën nool seen dëkk daal ku ñu gis dimbal la boo dee ñoom Ndakaaru nag moo gën a garaaw boo dee ñoom Ndakaaru lu ñu am dañ la ko defal saa yu daay ak ñoom bu ñu la joxlee ñaari junne la sa paas nga dellu bon nag xale yu baax laa gis. Synergie alternative pour un Gossas émergent kuréel la gu ñu ràññee lool ci wàllu social ginnaaw ni mu koy defee ci feetu tam xarit wala korité bu ne weeru koor yi itam gis nañu taxawaay bu am solo bi mu ci am ci weeru koor bii ñu génn rek Sage maye na ay ndogu ci lim bu takku ci ay juma ak i jàkka yu nekk fii ci Gossas loolee seddal bu baax xolu askan wi rawatina imaam yi. tabaarakallaahu defal nañ ñu ko ñun imaam yi dëkk bi ak mboolem way néew ci doole yi
mu nekk nag loo xamante ne bi lu rafet la doon jàngale itam ci dëkk ci Gossas ndax ñoom bi ñu seetee xam ni waa Gossas ay néew ji doole lañu te seen doole bariwul wax dëgg yàlla la ñu fi ñëw ak seen ndimbal ñun imaam yi ak ñi nga xamante ne bi ay néew ji doole lañu ñu dimbaleel ñu bu baax a baax ci wàllu koor gi shahru Ramadan xam nga koor ni mu wexee ak ni mu tànge waaye ñu jël seen fond ak seen doole ak seen yéene indi ko ci dëkk bi tabaarakallaahu séddale ko jullit ñi loolu ñu di ko rafetlu di leen ñaanal yàlla lu ñu man ren bu déwénee yàlla na leen ko yàlla man loo yàlla na yàlla àggale yëpp ñu ngi sant bu baax di gërëm mbooleem imaam yi yëpp rafetlu nañ ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen sant di leen gërëm loolu la ñoo daal ñu siyaarante ko yéen wax leeral leen ko itam mbokki jullit yi di yemale foofu kàddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci diir bu gàtt Sage defaraat na lu toll ci juróomi jàkka ba ñu ne boy ñeent ci commune bu Gossas benn ci commune bu Patarlia. liñ ci def mooy dañu fekk loo xamante ni si dafa yàgg a nekk soxla Gossas mooy que makkaan yi nga xamante ni si nekkoon nañ fa di ay jàkka wala ñu ay juma nekkoon ci benn situation boo xamante ni si xawoon nañ jege yàqu ba bu fi nit di julli sax xaj na xelam di dem ci mën na am taw fekk ko fa mu tawte wala mën na am ngelaw fekk ko fa li nga xam ne moom lañ ko xadde mu naaw ak yooyu tamit ñu càmbar ko waxtaan ci ak ñi ko ŋànk ñu jooytuñu ko ñu dem ci suñuy partenaire ba tax na Gossas say boo fa ñëwee ci wàllu diine la fa Sage def vraiment ma nga fa ci ay juma ci koñ presque koñ bu ci nekk am na juma wala jàkka bu mag boo xamante ni si def nañ ko fa nit ñi sax dañuy dem taaru jàkka ji ak dayoo bi day dem ba telle sorte que ñoom ci seen bopp dañ naan lii du nekk jàkka juma lañ koy mujj transformé. ci mbooleem jàkka yi ñu dem kàddu gi benn la muy mbégte bu askan wi am rawatina imaam yi jëme ci waa Sage seen mbégte ci waa Sage ak seeni ñaan amul fu mu tàmbalee amul it fu mu yem. ñun daanaka defuñ ci dara tabax bi wax dëgg yàlla ñu tabax ko ci tabax boo xam ne bii bu jaar yoon la waaw amuñ ci dara loo xam ne lii lu ñu ci sonnal la wala lu ñu ci laaj la. mu nekk liggéey boo xam ne bii itam wax dëgg waa Sage yi nga xam ne ñoom ñoo ci taxaw ba ñu jot foo xam ne suñu loxo jotu ko woon. seen taxawaay gis nañ ko bu baax a baax te taxawaay boobu ba tey jii lii firnde la ci ba tey jii bàyyiwuñu bu àjjuma jotee wax dëgg mbooloo mi day bari lool te xam nga dëkk bi fi mu ne màggul ci ginnaaw nii tuuti rek la ko yaakaar nañ ne bu ñu demee ba dëkk bi gën a màgg nii sax dina moytu dina am yeneen yu ñu soxla pour nit ñi mën ci nekk mel ne ay garab ak ay mbaar ak yeneen. bi mu nekkee juma ak tey na mu ngi awaase koñ gi. ndax gune yi ak mag ñëpp ñu ngi ñëw jàkk koñ bi mu ngi avancé ci diine kon nag mu ngi am na njëriñ fii daal ci koñ bi njëriñ boo xam ne njëriñu lislaam la. ñun gëmuñu ko woon sax yaakaaruñu ko woon yàlla xam na ko te boobu at bu nekk di jàkk ji def doon senn di tooyal basan yi lu nekk ñu di ko def ñu sonn nawet. yàlla def nag moo indi kii bi tabaxat yi ñu ñëw fii ñu wax ak ñoom ba pare projet bi ba mu ñëwee nag ci lañ tabax fii. ba mu paree ba léegi vraiment amatuñu problème daal moom daal jàkka jumaa ji baax na ñun ñaa ngi ñëw julli si bu dégg bëccëg ñu ngi ñëw vraiment am nañu mbooloo léegi bu baax. ñi nga xamante ni bii ni ñoo leen di jàppale ca kaw ñun de ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax na leen leer ne day lépp luñ jox xale yi pour ñu war ñu ko indil fii ak si ne ni ñu ko bëggee. ak lu mu mën a doon nag wàllu basang yeeg moquette yi jumaa ji bi mu paree ñoom ñoo ñu indil groupe lañ ko booleel rajo yeeg moquette yeeg yëpp ñoo ko lal ba mu àgg. fii de wax dëgg yàlla amul képp ku fi nekk rek ci gox bi ak feneen sax def nga sa alal ci na jumaa taxaw jaar nañ fu nekk waaye yàlla mu ngi koy soog a indi kon nag ñoom yàlla na leen yàlla taxaw. ay der lañ daan lal di toog fii fandang nga xam ne duñu fi mën a jullee tisbaar timis gee rek lañu fiy jullee ak takkusaan waaye gis nga ni yàlla di def booba yàllaa ngi naan jumaa ngi ñëw waaye mënuñu koo xam
ba yàlla indi jumaa ji yaakaar nañ ne du taxaw waaye liggéey bi gaaw na gaaw goo xam ne pas-pas biñ ci def rek positif la bi mu pare it indi lépp lu ci war a dem ñu laal ko ci def lépp nu leen sant liñ ci julli nun ñii tuyaaba jiñ ci am yal na ci bokk. ñi nga xam ne ñoo ko dox ba mu sotti ba mu mel nii ba ñu di ko jullee ñooñu rek ñoo lañ jar a sant ñi nga xam ne ñoo ñëw liggéey ko bu mu mot ba ñu jullee ko yàlla na yàlla jàppale. liggéey bi yaakaar naa ne mu paasul ñeenti weer jumaa ji mat ak lépp ci taxawaay bu rafet boobu nga xamante ne xale yi Gossas waa SAGE muy taxawaay boo xam ne mën nañu wax tàmbali bi waaye ci mbaaxaay waaye fee mënuñ ko wax ndax amul dara lu gën a baax tabax néegu yàlla ci kaw suuf ndax néegu yàlla boo ko tabaxee yàlla moom lépp ci kaw suuf moo li fi nekk yëpp waaye moo jagleel boppam ay jàkka ki juma nee na nag wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahadan la yàlla wax ndax tey jii ku fi jullee waxuma ki nga xamante ne moom moo tabax jumaa ji waxuma ko de ki def xaalisam def ko waaye ñoom ñi sabab mbir mi ba mu antu ku fi julli tiyaaba ji nga xamante ne moom la waa ji am ki fi julli dañ am tiyaaba ju tol noonu te du wàññi tiyaaba ki nga xamante ne moo fi jullee dara. li tubaab di wax rêve qui devient une réalité suñ doon laaj ana néegu yàlla fii ci Patar duñu wax kenn chef de village duñu wax kenn alaji dañu wax kenn alpha fii la ñuy joxoon macha allah dara manqué wul kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant nag nga xam ne ci yéen la jaarale ba dem foofu ba mu fekk ba lii yëpp réalité bi am kon nag amee nañ leen ngërëm ak sant. jumaa ji moom waa dëkk bi yëpp kontaan nañ ci bu baax a baax parce que soo fi ñëwee vendredi nga xam ne jumaa ji yàlla barkeel na fi ni ndax dafay fees dégg nga ba ñoo xam ne ñi ci biti la ñuy julli kon nag loolu lu baax la am na ndox am na ventilateur am na rajo lépp loo xam ne lii war naa am ci jumaa ji am na ko. lépp lu SAGE def ci biir Gossas nañu jàpp ni lu ndaw la ci ay mën-mënam waaye ngir gën a fësal ay mën-mënam faaw SAGE toog ci mairie bu Gossas kuréel gi dina dellu dagaan baatu askan wi ci jongante yii ñu dëgmal. d'abord li nga xamante ni si moom lañ jàngatoon ci suñu dëkk moom lañ gisoon ci suñu dëkk ba tax na mu nekkoon loo xam ne jàpp nañ que ni war na dakk te lu liggéey bu mucc ayib war na am ci dëkk bi am avancement am suqaliku soppeeku bu baax boo xamante ni si nit ñi ci dëkk bi dinañ ko sentir ci seen bopp ci seen i poos ak ci seen i nekkin constat boobu noonu nga xamante ni si moom lañ gisoon ba léegi moom moo fa nekk ci wàllu yorin boo xamante ni si di yorin bu baax yaakaar naa que ni kenn mënu ci wax loo xam ne weesu na li ci Cour des comptes wax mu nekk benn kuréel boo xam ne kuréelu état la àndut ak kenn day saytu ni nga xamante ni si moom la gox ak goxaani par exemple yore seen dëkk lam ca wax donc ba léegi liir ya nga xam ne ña nga Gossas sax pratiquement ma ña ngi koy métitlu bu loolu weesoo aussi li nga xam ne moom mujj rek mooy li nga xamante ni si noonu lañ seetaanee population bi inondation yi fi mujj ci loo xamante ni si peut-être sikkar ñi waat ay kaniwo defar ko rek pratiquement ñu voté ko au niveau du conseil municipal mënuñoo fexe ba wàccoog loolu ñu génne ko yóbbuwaat ko feneen ba loolu nekk pratiquement loo xam ne aussi dal na ci askan bi ñu leen ci masawu ci tiis boobu noonu ak aussi yeneen ak yeneen ci wàllu doxalin yoo xamante ni si jàpp nañ que ni lañ doon jooy 2013 ba taxoon ñu créer SAGE ba léegi moo fi nekk loolu moo waral aussi dinañ delluwaat ci askan wi ci yeneen anam nag parce que suñu participation bu njëkk dañ ci am ay leçons yu bëri yuñ ci jëlee donc leçons yi dinañu servir ak aussi waxtaan yoo xam ne jot nañ ko waxtaan ak ay doomu Gossas ci wàllu xel ak xalaat ci wàllu doxalin donc incha allah dinañ demaat ci élection yi nga xamante ni si moom lañ dëgmal
dëgmal muy élection de janvier 2022 yi pour daagaanaat baatu askan wi pour vraiment mën a jàppale Gossas à ce que ñu am équipe boo xamante ni si tey lépp li nga xamante ni si moo leen di boole mooy luy jëmali dëkk ba kanam. ginnaaw yëngu-yëngu yi muy amal ci wàllu politique ngir dagaan baatu askan wi Sage am na yéene itam tëral ay projet ngir gën a saafara jafe-jafe askan wi. li ñu naal ci ay projet yoo xam ne dafa jëm ci wàllu xëyu ndaw ci wàllu agriculture ak ci wàllu élevage kenn xamul lu mu toll pratiquement suñuy partenaire ci fànn yooyu yu ci ëpp dañ ci yëngatu par exemple boo jëlee ci wàllu agriculture am nañ partenaires yoo xam ne dañuy gas teen dañuy gas ay teen di créer ay ferme yoo xam ne ay ferme agricole la te loolu li mën a jur ci wàllu liggéey ci ay ndaw kenn xamul lu mu toll dañuy financer également ci ay ndaw yoo xamante ni si dañoo booloo pour mën a def ay projet yu jëm ci wàllu élevage moo xam yar ganaar lay nekk moo xam yar xar wala yar nag ak yeneen i projet yoo xamante ni si actuellement ñi ngi ci am na ci yoo xam ne sax soumettre nañ ko ba vraiment am nañ ci yaakaar lool ci avancement bi incha allah xam nañ ni balaa yàgg dina am loo xamante ni si askanu Gossas dinañ ko gis ci wàllu aboutissement projet yooyu noonu ñuy aussi dellu di defaat appel à la population ñu xam que ni Gossas kenn du jóge ca biti di ko defar ñun waa Gossas ñun ñoo koy defar donc nañu gën a takkatoo xool ñi nga xamante ni si am nañ yaakaar ci ñoom ci seen ànd am nañ yaakaar ci ñoom également ci seen boole te boole bi dara yëkkatiwu ko lu dul pour Gossas jëm kanam donc vraiment ñu dénk ñoonu li nga xamante ni si moom mooy mairie bi bu ko defee ñu mën a suppat ñu Gossas réhabilité ko ba dëkk gi nga xamante ni si ñoom nekk ay maasam fa ñu nekk mu fekk leen fa ba weesu leen. mu mel ni synergie alternative pour un Gossas émergent juumul ci ñeenti ponk yi mu gàll ci ndoddam muy éthique transparence travail ak solidarité. éthique bi war ci képp ku taxaw tey ngir jiite askan wi ëllëg transparence ci bépp yorin bu ñeel moomeelu askan wi travail ngir liggéey Gossas tey ak ëllëg solidarité ngir delloo njukkal Gossas wane itam mbégte bi ñu am ci gox bi ñu boole meññ